taarixu Sénégal bokk na ci xew-xew yu gën a tragique talaatay ndeer en 1820 le massacre du camp de Thiaroye naufrage du Joola le conflit mauritano-sénégalais ñu gën koo xam ci événement naar yi moo nekkoon d'ailleurs suñu vidéo précédente tey nag ñu gëstu ci la plus grande catastrophe chimique bu Sénégal mës am ak explosion d'ammoniac bu amoon ci usine Sonacos seen chronique archive 221 du delluwaat ci taarixu démb ngir digtal leen naka la mbir mi demee. ab talaata le 24 mars 1992 voilà 28 ans réewum Sénégal dund sa plus grande catastrophe chimique nekk itam la plus grande catastrophe bu système de santé njëkk jànkonteel jëy bi nag taxoon na ba président Abdou Diouf a décrété 3 jours de deuil national li waral explosion boobu nag mooy dafa amoon ab fuite de gaz ammoniac ginnaaw ba ñuy transvaser ab véhicule citerne ci ab cuve ci usine boobile. mbir maa ngi am ci boori 13h30 ab camion citerne bu doon transporter ammoniac moo explosé ci usine Sonacos la société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal mujjee nekk Suneor en janvier 2007 ci saa si nag ñu amoon 43 morts ak lu tolloog 403 personnes yu ci blessé et évacué fële ca CTO hôpital principal ak Dantec. Sonacos nag nekk société agroalimentaire bu njëkk ci Sénégal nekk partenaire ci ñi nga xamante ne dañuy yëngu ci wàllum bay gerte nekk itam société bu njëkk ci defar diwlin ñu taxawal ko ci atum 1975 bés boobu nag Ndakaaru dund ab horreur et ce fut le sauve-qui-peut. ñu ñëw ak yéen nag ci reconstitution des faits. citerne boobu ci atum 1983 la ko ab société française defar mu tënk woon ci règlement français de transport de matières dangereuses ci atum 1991 ñu réparé ko ndax dafa amoon ab fissure ci ab épreuve hydraulique le 23 mars bi jëy bi am citerne bi dañu ko chargé woon lu tollook 22 tonnes soit 34,37 mètres cubes de volume d'ammoniac alors que capacité am 17 tonnes d'ammoniac la maanaam dañu ci duy 5 tonnes d'ammoniac de plus mu nekkoon nag ab faute bu ñu imputé à la société africaine de raffinage SAR ndax foofu lañu ko chargé woon donc ci 22 tonnes à la place des 17 yu ñu ci waroon a nekk citerne bi dafa mujj éclaté ndax mënul woon supporter quantité bu ñu ko duyoon rax ci dolli citerne bi amoon fissure donc éclatement bi da doon gën a yomb or ab citerne bu xas fissuré kenn waru ko woon réparé waat ba sax di ci defaat dara ce qui revient à dire que warul woon sax continuer di fonctionner. beneen mbir mi itam mooy cargaison ammoniac boobule normalement dañu ko waroon a wàcce ab samedi alors que mujjuñu ko woon def ce fut donc l'attente de trop yii lañu njoxtu ni moom moo waral accident chimique bi le film de l'horreur ginnaaw ba citerne bi éclaté victime yi ci njëkk mooy ñu nekkoon ci restaurant Sonacos bi dëgg la sax jamono jooju jamonoy koor la woon loolu nag bokk na ci li tax victime yi foofu taxuñu ko woon bari waaye nag lu ko moyoon dinañu am ñu bari ñu ci ñàkk seeni bakkan ndax heure boobu daanaka heure ndaje la woon ci restaurant yi ngir jël seeni repas loolu nag teewul ñu ñàkk seen bakkan ci accident boobule xaw na takku ndax daanaka nit ñi ba ñu déggee explosion boobule dañoo daw dugg ci toilette yi ñooñu sax sur place lañu leen fekk ñu ñàkk seen bakkan ki nga xam ne nag explosion bi ci kanamam la amee yàlla dafa def mu dund li ko may chance nag mooy noyyiwul ammoniac bile di produit toxique ñi fekkee mbir mi li nag wax nañu ni produit toxique bii di ammoniac ginnaaw ba mu tasee dafa def ab nuage blanc ci jaww ji niir bi nag mujj dem ba port ñoom it ñu am ci ay cas de décès bari na woon nag ñu fekkee jëyi bi waaye bëggaatuñu woon àddu ci mbir mi am na nag ñu ci jot a def ay révélation yu yéeme ñenn ñi nag li ñu wax mooy amoon na ci ay nit yoo xamante ne ñu ngi doon wàccu wala sax ñuy tëfli ay deret amoon na ñoo xam ne nag daanaka seen làmmiñ dafa xawoon a génn ki nga xamante ne nag moo nekk colonel Pathé Seck nekkoon chef de service des urgences bu hôpital bu principal nekk urgentiste
waxoon na ne lu tolloog xaaj ci ay victimes yi nga xamante ne ni jotoon na leen recevoir ci hôpitalam dañoo mujj génn àdduna ci 24 heures yi voire 48 heures ginnaaw bañ leen dalalee ci hôpital bi la moom nag colonel Pathé Seck li mu xamle woon jamono joojule rek mooy li nga xamante ne moom mooy ammoniac ab produit la boo xamante ne ni dafay laqe waaye itam day causer ay gaañu gaañu tey bari lool lu muy yàq ndax mën na sax yàq suñu arbre respiratoire te partie bu mu xasalaal dafay néewi moo taxoon sax da ngay gis yenn patient yoo xamante ne nii dañoo rek seen yaram yi dafa rek xawoon a néewi. lu tolloog nag 200 personnes nekkoon ay victimes u accident boobule le colonel Pathé Seck recevoir woon jamono jooju am na si nag ñoo xam ne sax sori woon nañu explosion bi ndax daanaka ay passants rek lañu woon waaye ngelaw gi nag moom moo tax ba ñu noyyi nuage toxique boobule mu bari woon loolu nag ñu ci nekkoon en réanimation. ñu ci amoon nag ay handicap respiratoire itam takku na woon ñu mujj nag ñàkk seen bakkan ci ay at ci kanam. ammoniac nag nekk na ab composé chimique de formule NH3 nekk ab produit toxique boo xamante ne soo ko di noyyi day yàq sa système respiratoire. bi ñu xayma ñu fi ñoo te jàkk seen bakkan toll nañu ak lu ëpp 129 morts rescapés yi nga xamante ni dañ doon soox ak handicap respiratoire di dépasser les milliers soit 1150 blessés. bokk na itam si ñu jot a ñàkk seen bakkan ci jëyi boobule ay secouristes ak ñi ñëwoon di xool naka la mbir mi demee maanaam ñu doon dañ ci kumpa d'ailleurs sax ñoom ñoo ci ëpp lu ñu faatu. amoon na itam ay liggéeykat yi Sonacos ak waa port itam bëri nañ ci woon loolu ay victimes sapeur pompier yi itam bëri nañ ci woon loolu ay victimes ay éléments de la première légion ñëwoon pour fay lakk gi daanaka ñoom ñëpp dañoo des ci jéey bi ndax amuñu woon ay protection yu xarañ. accident chimique bi nag ginnaaw ba mu amee ay taxi volontaire doon nañu dimbali nit ñi di leen yóbbu hôpital boole kook liggéey bi nga xamante ne ni moom la ambulancier yi doon def. 28 ans ginnaaw jëyi bile ndax suñu système médical pare na ngir dëkku catastrophe yi ni mel ba mën a sax éviter des pertes en vie humaine. ndax ay mesures de sécurité yu mujj ayib jël nañu ko ci yenn ci entrepôt de gaz et autres produits chimiques ngir bañati mbir yu mel ni di fi amati en tout cas réewum Sénégal parewul ngir fàtte ji bile. L'histoire retiendra bisub 24 mars 1992 bile nekkoon ab talaata réewum Sénégal jànkoonteeg ci la plus grande catastrophe chimique avec notamment l'explosion d'ammoniac ci usine Sonacos. loolu moo nekkoon tey seen chronique archive 221 di leen jox dig daje beneen yoon ak beneen xew-xewu démb jërë ngeen jëf. ci nguurug Léopold Sédar Senghor lañu njëkk appliqué peine de mort mbir mi ngi xew le 22 mars 1967 ci ab bésu tabaski ginnaaw ba ñu amalee cérémonie officielle bi ci esplanade grande mosquée bu Ndakaaru président Senghor doon dellu ci otoom ngir ñibbi ci la ko Moustapha Lo jege un pistolet du mag 9 mm ci ay loxoom mu appuyé ci gâchette bi 2 fois waaye pistolet bi dafa daal di bañ. ñu mujj ko maîtriser moom Moustapha Lo yàpp ci ab fourgonnette yóbbu ko commissariat central. bi ñu ko laajee moom Moustapha Lo li sabab li ni mel wax na ni musul woon am intention rey président Senghor mais plutôt dafa ko doon avertir ngir mu soppi doxalinu politikam lors de son procès le 18 juin 1967 ci Ndakaaru ñu condamné ko nag à mort. ñu ci mel ni Thierno Seydou Nourou Tall Mame Abdoul Aziz Dabakh ak archevêque Hyacinthe Thiandoum jot nañu intervenir ngir président Senghor ñëwaat ci ndogalam waaye mujjewul antu. Moustapha Lo jusqu'à son dernier souffle il plaidait non coupable te sax nag tudduñu fenn ni pistolet bii Moustapha Lo yore woon di ab mag 9 mm ndax amoon na waaw wala déet ay balles réelles. Le 27 juin 1967 Moustapha Lo ñu exécuté ko ba muy am ñeent fukki at
ak benn ci boori minuit ginnaaw la cour suprême sur la corniche ouest ñu denc ko ci sëgi abattoir yi ci wetu village artisanal bu Soumbédioune. ci nguuru président Senghor bari na woon loolu ay xeetu condamnation ñu mën ci lim bu Charles Gueye ancien militant du PAI parti